salaamaaleykum yéen ñi ñuy safoo di ñu seetaan ci Mbour TV salaamaaleykum yéen ñi ñuy safoo di ñu seetaan suñu plateforme yi audience dellu si na tey nag ki ñuy dalal nekk monsieur Mamadou Ba nekk le nouveau coordinateur du mouvement présidentiel bu nga xamante ni fii ci département Mbour tey nag moom lañ seet si fii nga xamante ni mooy ci këram fas yéene waxtaanee ci li nga xamante ni mooy nouveau nomination mais aussi tamit mi ngi nekk ci parti bi di ëllëg nga xam ne Pape Amadou Ndaw moo ko jiite yooyu yëpp am waxtaan yu bëri yoo xamante ni fas yéene nañ ko waxtaan ak moom mais laata loolu rek dañ koy jox mu nuyu ñi nga xamante ni nii ñooñu safoo di ñu seetaan ci Mbour TV seen émission audience monsieur Mamadou Ba ñoo ngi lay nuyu. salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu waa Mbour di nuyu toute la jeunesse de la majorité présidentielle de la commune de Mbour aussi di leen nuyu yéen ñi ngeen xamante ne yéen a may invité ci seen émission bii nii di audience di leen jaajëfal donc comme ni nga ko waxee c'est Mamadou Ba donc je suis le coordinateur de la majorité présidentielle Benno Bokk Yaakaar de la commune de Mbour bi na tabbee yàggul d'abord nga gisee nomination boobu noonu. waaw xanaa di sant yàlla rek di naan alhamdulilahi rabbil alamin di sant aussi ñi nga xamante ne ñoom laa àndal ñoom laa nekkal parce que dafa nekk loo xamante ne nit ki nga am confiance rek moom ngay tàbb pour mu jiite la te jiite bi dafa nekk loo xamante ne képp kuñ ko nommé woon wala képp ku ñu jiitaloon rek yaakaar nañ ne war nga koo mën a gérer mais dañoo daje ñu toog waxtaan ñu am ci man yaakaar ñu ne ma am nañ ci yow yaakaar de xaaral ñu def la coordinateur donc noonu lañ ko am defee sans defuñu vote defuñu dara par consensus lañ ma tàbbee coordinateur donc communal mu nekk loo xamante ne loolu lu ma nangu la te bëgg naa tamit ànd ak ñoom liggéey li nga xamante ne li ci war ngir Mbour mën cee gis boppam parce que Mbour moo ñu ñor ak président de la république Macky Sall. ci cadre liggéey boobu ñu gis que ne la plupart ndawu Mbour surtout maag ñi nga xamante ne ñooy ndaw Benno Bokk Yaakaar rawatina ñu nekk ci diwaanu Kocher dañuy demande chaque jour emploi ak bëri na ci ay revendications yoo xam dañ koy laaj tey jii lan moo nar a nekk sa taxawaay ci côté boobu noonu concernant li nga xam mooy ndaw yi. waaw dafa nekk loo xamante ne bépp ndaw bu nekk ci Sénégal rek peut-être nekk na sa problème mais liggéey bi dafa nekk liggéey boo xamante ne continuité la parce que am na koo xamante ne moom moo fi nekkoon am liggéey bu mu doon def donc ma koy nuyu de passage di ko féliciter aussi di ko encourager am liggéey bu mu doon def ñu ñëw war a yeggal liggéey boobu noonu parce que affaire moom continuité la rek comme ni nga ko waxee na ndaw yi effectivement soxla nañ emploi soxla nañ formation soxla nañ financement lépp loo xamante ne ab ndaw mën na ko cee am rek donc loolu noonu day nekk lu mu soxla te ñun en tant que coordinateur aussi dañuy taxaw pour liggéey loolu noonu pour dox ci loolu noonu xar ci suñuy tànk tubéy parce que ndaw yi dañoo nekk loo xamante ne ci terrain bi d'abord ñoom la balaa dara ñoom la parce que ñoom ñooy homme de troupe yi kon lépp loo xamante ne war na mën a ñëw tamit ñoom war nañ cee mën a gis seen bopp loolu noonu nag am nañ ci liggéey boo xamante ne commencé nañ ko te bu soobee yàlla incha allah dinañ ko def ba mu nekk bénéfice su ndaw yi mu nekk bénéfice su Mbour mu nekk bénéfice su Sénégal aussi mu nekk bénéfice su président de la République parce que président tout le temps moom amul loo xamante ne lu mu kii ci ndaw yi tout le temps day wax ci ndaw ñi te mandat bi aussi dane mandat wu ndaw ñi la te gis nañ ne commencé naa def liggéeyam donc am na yoo xamante ne commencé na koo def donc juste rek di wax ne récemment lañu am nomination chargé des missions au niveau de la présidence mooy suñu camarade Mbaye Zignon Ndiaye donc ñu koy féliciter aussi di ko ñaanal nomination boobu mu nekk nomination bu ko jik di ñaan yàlla aussi nuñ koy waxee te mu nekk porte boo xamante ne aussi ndaw ñëpp dañ ciy gis seen bopp ndaw yëpp tamit ku nekk di nga sentir sa bopp ci liggéey bi. bu ñu nee chargé de mission daa mel ni rôle bi c'est-à-dire mooy lu si ëpp mooy di yóbbu problème yi nga xamante ne ni ñooy xew ci commune yeeg yooyu noonu tey est-ce que boobu cër yéen ñi nga xamante ne nii vous êtes des chargés de mission yéen a ngi koy doxal au niveau de la présidence. waaw nan lañ koy waxee chargé des missions yi ñu am fii nii si jeunes yi. donc ñu ngi njëkk a am chargé des missions mooy Malick Ndiaye mu nekk suñu grand donc à part kooku noonu après ñu am chargé des missions après Abdou Gassama Sarr ñu am chargé des missions Mbaye Zignon Ndiaye d'ailleurs ñoom sax ci coordination bi ñoom ñoo gérer commission relations extérieures pour wane ne ku nekk am nga loo xamante ne war nga ko mën a liggéey ci coordination bi te gis nañ ne ñoom suñu amee taxawaay boobu noonu wala suñu leen chargé loolu noonu dina nekk loo xamante ne lu ñuy apporter dara la
parce que ñoom dañuy nekk interlocuteur suñu utiliser seen carnet d'adresse dina am loo xamante ne dina ko jeunesse bi dina ci jëriñoo te ci loolu noonu lañ leen di xaar donc xanaa juste di nuyu de passage si mën nañu koy waxatee ministre d'État directeur de cabinet du président di ko féliciter aussi franchement parce que nomination yooyu noonu ñu am ci jeunesse bi muy chargé des missions yooyu noonu donc bëri na lu mu ci liggéey bëri na lu mu ci liggéey bëri na aussi lu mu ci def di réitérer suñu engagement en plus aussi di remercier président de la République di ko wax ne loolu noonu kat soxla nañ ci lu bëri donc am na lu ñu am mais soxla nañ tamit bu ñu yokkalee ñu jël te ñu ngi ñaan aussi pour mu yokkal ñu parce que loolu kese la ndaw am lu nga xamante ne war na ko mën a def. tey jii say mission ci li nga xamante ne nii mooy ci nomination bi je pense que ni du yomb te nan la ñuy attendre ci yow nan la xale yi mën a attendre ci yow ci loolu leen mën a apporter en tant que coordinateur. waaw nu ñu koy waxee te affaire yi moom du yomb dina yomb parce que yaakaar naa ne avec l'unité et la solidarité de toute la jeunesse lu nekk war na cee mën a am te mooy li ma leen wax jour bi ñu ma nominé mooy que ne. maa ngi woo bépp sensibilité bépp entité bépp jeune boo xamante ne jeune Macky Sall nga bu nekk ci biir commune bi pour nga ñëw ñu ànd liggéey pour intérêt jeunesse bi pour intérêt président de la République mais pour intérêt Mbour aussi parce que ñun ñoo war a liggéeyal suñu dëkk Mbour ñun ñoo war a relever bépp défi boo xamante ne nekk na fi te Macky Sall aussi comme li muy wootee ñun ñoo war a topp ci woote boobu noonu ñun ñoo ko war a fekk si pour liggéey boobu noonu mën a yomb te ñun dañuy chargé wu toujours di dem ci responsable yi di solliciter aussi ces responsables yi pour jeunesse bi mën a am ay financement mën a am ay formation aussi mais mën a am ay emploi parce que yittewoo nañ ko soxla nañ ko te am nañ yaakaar ne responsable yi dinañu ci dimbali bu baax sax. aussi tamit ñu nekk fii ci diwaanu Mbour te aussi tamit ku ne ndaw aussi tamit xel dina dem ci nga xamante ne nii mooy Diary Sow mi nga xamante ne nii booba léegi kenn gisatu ko certaine actualité nag mooy tax ñu lay laaj loolu te je pense que ne am nga loo ci mën a sànni tamit ci côté boobu. waaw juste xanaa kay affaire yi moom dafa nekk loo xamante ne méttit la boo xamante ne ñun ñoo ko bokk parce que Diary Sow dafa dëkk ci département de Mbour mu nekk ndaw suñu biir. nekk aussi meilleur élève Sénégal durant deux années consécutives donc mu nekk disparition boo xamante ne aussi ñu ngi tàll yàlla suñu borom loxo pour mu dimbali ñu ba Diary ñëwaat seen ak jàmm ak salaam te dara du kii ci moom te am nañ ci yaakaar parce que liggéey bi ci war autorité française yi ñu ngi ci mais autorité sénégalaise yi aussi ñu ngi ci. mooy ñi nga xamante ne mooy ministère yi nga xamante ne wekkoon nañ loolu noonu ak consulat bi nga xamante ne aussi nekk na Paris ñoom ñu ngi ci liggéey bi te espérons ko incha allah dinañ ci am li nga xamante ne lu ñu bëgg donc de passage rek xanaa di nuyu famem di ko naan aussi nekk na tiis boo xamante ne ñun ñoo ko bokk donc ñu ngi leen di masaw d'ailleurs ñu ngi programmé sax pour dem defi foofu noonu benn visite de courtoisie ma sawule Diène donc toog waxtaan ak ñoom wan leen ne aussi weetuñu ci ñun ñëpp ñu ngi seen ginnaaw. si fàttali nag ñu ngi dalal ki nga xamante ni mooy Mamadou Ba nekk ki nga xamante ne nii il est le coordonnateur du mouvement présidentiel fii ci diwaanu Mbour mais aussi tamit Mamadou yaa ngi bokk ci parti politique ëllëg d'abord ci seen politique bi nag li ñu leen ciy gis sax bëriwul lan moo waral tekkaaral boobu. ëllëg effectivement la bokk donc ëllëg ku ko wax ci waaw ëllëg donc Pape Amady Ndaw le DG de l'APDA donc moom moo ko jiite maa ngi koy nuyu de passage di ko féliciter di ko encourager aussi si liggéey bi ëllëg nekk liggéey nu ñu ko waxee nekk mouvement boo xamante ne président Macky Sall moom moo ko santaane woon pour ñu samp ko fii nii biir Mbour en 2011 président Macky Sall aussi bi mu ko santaanee aussi moom moo ñëwaat moom ci boppam moom moo ko présider accompagné du ministre d'État directeur de cabinet président Mahmoud Saleh mi nga xamante ne moom mooy président d'honneur bi donc mënoon nañoo bokk biir APR mais président moo bëggoon boobu noonu ouverture parce que DG ku ko xam DG Pape Ndaw ku ko xam ne mu ngi woon ci mouvement associatif yi
mu ngi woon ci mouvement citoyen yi mu ngi woon aussi syndicat yi donc kon am na connaissance te xam nañ ko fu bëri biir Sénégal léegi xamel boobu noonu nag moom le président de la République Macky Sall bëggoon exploiter moom moo taxoon mu santoon ko mu tàbb mouvement boobu noonu nga xamante ne mooy ëllëgu Sénégal te comme ni wax nga ko mais dafa nekk loo xamante ne dégguñu loolu man su ma ko déggee du ma kii parce que mën naa wax ne ñu bëri dañoo yaakaar ne ëllëg Mbour kese la yem. kon weesu ngeen mais ëllëg dafa nekk mouvement boo xamante ne c'est au niveau national. d'ailleurs nan lañ koy waxee am na benn tournée bu président doon dem côté Sokone mais du coup mu gis benn banderole bu ñu floqué ëllëg après ni ñu koy waxee te am ko ci ne ko waa mais kii bi nii newul Mbour effectivement pour wane ne ñun on a sillonné au niveau national bi président di jóg te président moo ñu joxoon orientation yooyu noonu moom moo taxoon ñu dem ci orientation yooyu noonu te fii nii ci Mbour ñu ngi ci 42 quartiers yi ñu ngi ci 42 quartiers yi nekk di liggéeyal Mbour parce que avant dara Mbour moom moo ñu ñor Sénégal moom moo ñu ñor donc accompagner président de la République moom moo ñu ñor te loolu noonu lañ nekk mën nañoo wax ne bokk nañ wala nekk bu boo dee mouvement bu njëkk a taxaw dugg ci biir APR yaakaar naa ne niñ koy waxee te ëllëg ngay wax. wala seen taxawaay ci diwaanu Mbour certes doon sax existé ngeen mais gisuñu ko lu si lu bëree bëri tey jii lan lañ mën a xaar ci ëllëg ci diwaanu Mbour. non si sax suñ taxawaay gis nañ ko bu baax parce que DG am na lu bëri loo xamante ne mu ngi koy def donc juste que peut-être bu koy def dafa am yoo xamante ne jarul médiatisation mais dafa am loo xamante ne boo koy def da nga koy def mais mu ngi taxaw bu baax soo demee côté Espagne wala nga dem côté ONCAD soo laajee kan mooy DG Pape Amady Ndaw dinañ la wax moom mooy kan te liggéeyam moom moo ko yóbbu foofu noonu te comme ni ñu taxawee woon noonu la ñuy continuer taxawee ci Mbour parce que am na lu bëri loo xamante ne war nañ ko mën a liggéey ci Mbour te entamé nañ ko te am nañ yaakaar ne yàlla dinañu ci dimbali. to ni ñu koy waxee te dafa nekk kii boo xamante ne pour man newul loo xamante ne lu ñuy maye wala affaire yooyu noonu parce que on est en coalition et on travaille en coalition ñun jeunes yi ni ñu amee suñu entité toog di waxtaan toog di diisoo noonu la responsable yi amee ñoom tamit seen groupe toog di waxtaan toog di diisoo di nasandoo di nocceendoo donc kon liggéey la boo xamante ne liggéey en collégial la liggéey la boo xamante ne liggéey bu ñëpp bokk la donc kon ñu xam ne rek Benno Bokk Yaakaar mu ngi liggéey ci Mbour comme ni muy liggéeyee ci Sénégal gi yépp waaw rawatina aussi ci biir commune Mbour parce que bépp responsable boo xamante ne loo mën di xewle wala lépp loo xamante ne yaa ngi koy def ñëpp ñooy ñëw teewee loolu noonu wala ku ñëwul teewee loolu noonu tamit fekk am na ci beneen loo xamante ne yaa ngi ci peut-être ay contraintes de temps wala affaire yooyu noonu mais ñun ñëpp ñu ngi déggoo te responsable yi aussi ñoom ñëpp ñu ngi déggoo ñoom tamit waaw. jamono ji tamit ñu nemmee ko ni deuxième vague coronavirus bi nekk na loo xamante ne nii rëmbee na àdduna bi ci première vague bi ndaw yi surtout ndaw Benno Bokk Yaakaar mais si ndaw mouvement présidentiel am na taxaw bu ci taxawaay woon tey jii dañ leen ban taxawaay ngeen nar a ñëwee ci li nga xamante ne mooy deuxième vague bi. waaw effectivement ni ñu koy waxee mbas mi dafa nekk loo xamante ne lu lëmbee àdduna bi la donc nekkul ci Sénégal rek nekkul ci Afrique mais aussi au niveau mondial donc am na taxawaay woo xamante ne na président de la République am na ko ci jël ko kon boog ñun en tant que ndawu président de la République tamit dañ koy ñëw accompagner ci taxawaay yooyu noonu te ba mu commencé àndoon nañ ci taxaw ci di ci liggéey te ba léegi nii ñu ngi ciy liggéey parce que ñu ngi def ay sensibilisation ci en casquette donc newul loo xamante ne lu ñu médiatiser wala affaire yooyu noonu di maye masque di continuer di maye masque aussi parce que fi ñu toll nii dañoo toll foo xamante ne sensibilisation bi da cee am solo donc pour ñu mën a respecter aussi mesures barrières yi te yaakaar naa ne suñu respecter mesures barrières yi respecter li nga xamante ne autorités sanitaires yi ñooñu ko wax ñu am ci moom ñoom confiance yaakaar naa ne dinañ ci am ndam donc loolu moom incha allah bu soobee yàlla dinañ ci am ndam. ci première vague bi sax mun naa distribution de kits est-ce que mën nañ ko attendre ci yéen ci deuxième vague. effectivement nu ñu koy waxee te lépp loo xamante ne amoon na ci première vague bi rek
mën na am ci deuxième vague bi mais liggéey dafa nekk liggéey yoo xamante ne lu nekk ak li mu laaj parce que bu njëkk bi peut-être ñu ngi doon dem di médiatiser di publier yooyu noonu yëpp mais liggéey soo dee liggéeyal te nga nekk di liggéeyal askan wi am na ci loo xamante ne jarul ni ñu koy waxee tey jarul nit ñi di ñeneen ñi di ko xam wala affaire yooyu noonu mais ba léegi ñu ngi sur le terrain di dox ci sensibilisation yi di distribuer ay kit ni ñu koy waxee tey ay gel ay masque ay saabu lépp loo xamante ne war na ci rek ñu ngi sur le terrain di ko def waaw te loolu noonu moom bu soobee yàlla dañ ciy continuer donc de passage rek di sensibiliser la population di sensibiliser ñëpp ne nañu respecter li nga xamante ne autorité sanitaire yi ñoom ñoo ñu ko wax. gannaaw nomination bi mën nga ñoo expliquer un peu sa feuille de route nan nga ko nar a dérouler. waaw effectivement ni ñu koy waxatee gannaaw sama nomination donc comme si coalition la ñu nekk ñu nekk ndawu Macky Sall nekkal fi responsable yëpp képp koo xamante ne Macky Sall moo la jox ndombal tànk wala ngay jóg di liggéeyal Macky Sall ñun ndaw Macky Sall ñu ngi sa ginnaaw fépp foo xamante ne woo nga ñu ci wala lépp looy def on est prêt à les accompagner parce que ñun nekk lañ fi benn responsable mais responsable yëpp lañ fi nekkal te am nañ yaakaar ne ak unité boobu noonu lépp lu ñu bëgg dinañ ko am d'ailleurs ni ñu koy waxee te depuis boobu noonu ba léegi ñu ngi woo les responsables pour jéem leen a rencontrer tous les responsables de la coalition toog waxtaan ak ñoom ànd ak ñoom liggéeyal président de la République liggéeyal Sénégal mais liggéeyal suñu Mbour aussi te comme ni nga ko waxee woon rek ñun ndaw yi dañoo war a gis seen bopp ci coordination bi ndaw yi dañoo war a gis seen bopp ci liggéey bi te am nañ yaakaar ne suñu àndu nekk benn en unité ak solidarité aussi dinañ am li nga xamante ne moom lañ bëgg. donc si mission bokk na ci d'abord dajale donc. waaw samay mission balaa dara mooy li may woo ndaw ñi mooy ñu dajale doon benn force parce que président de la République dafa ñëw won ñu benn feuille de route mooy que ne dafa am ñoo xamante ne dafa nekkoon ak ñoom di liggéey ak ñoom ba léegi di continuer di liggéey ak ñoom mais ba léegi am na ñu koy fekk si di bëgg a liggéey ak moom te mu ngi leen ubbil seen porte kon ñun tamit en tant que ndawu président de la République li ñu war leen kese la mooy woo ñëpp ndaw yëpp donc di féliciter de passage mooy ndaw réew mi ñi nga xamante ne ñëw nañ récemment te effectivement ñu ngi ci biir coordination bi ñu ngi commencé di ñëw ci réunion yi te di leen naan aussi soyez les bienvenus parce que président moom moo ko bëggee noonu li ñu war rek mooy yaatal te bu soobee yàlla yaatal googu noonu si la ñuy dox unité boobu noonu aussi si la ñuy dox si la ñuy woo ñëpp tamit waaw. macha allah monsieur Ba ñu ngi lay gërëm kàddu gu mujj gi lan lay doon. waaw xanaa di leen jaajëfal rek di kontaan ci yéen di kontaan aussi ci ndaw majorité présidentielle di remercier le président de la République pour li nga xamante ne def na ko ci Mbour mais di ko ñaan aussi pour mu yokkal ñu parce que bépp doomu aadama lu ñu la mën di jox aussi am nga kii pour nga ñaanaat ñu yokkal la kon ñu ngi ñaan pour mu yokkal ñu donc di woo ndaw ñi di woo responsable yi aussi pour ñu dimbali ndaw ñi di woo ndaw ñi aussi ci benn groupe ci unité pour ñu ànd liggéeyal Mbour liggéeyal président de la République liggéeyal Sénégal mais liggéeyal responsable yëpp yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii nii donc merci beaucoup. kii Amadou Ba Mamadou Ba la ñu dalaloon ci li nga xamante ni mooy émission audience moom nag moo nekk li nga xamante ni le coordinateur mouvement présidentiel fii ci département bu Mbour aussi tamit nekk ci parti bi ci ëllëg j'espère que ni répondre na ci laaj yi nga xamante ni wala inquiétude yi nga xamante ni amoon nañ ko mu daal di koy répondre di ko gërëm bu baax a baax aussi ci dalal gi ñu dalal fii ci gërëm mi aussi di gërëm ñi ma àndaloon ci liggéey bi Djibi Saliou ak Pape Messi 2005 maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen joxe rendez-vous très prochainement seen benn émission audience ak yeneen invité jërë ngeen jëf.